wax bu baax du doy comme jëf bu baax du doy def mbaax du doy ñu ngi am mbégte lool ci seen teewaay fii tey te jëmm yu ma fi gis yëpp xam naa leen su ma gëstoo ñu ma xam ci ñoom jàmm ñu xamee ma jàmm ñuy doxal jàmm lay gis kon nag damay am kóolute damay am sécurité su ma toog yéen docteur ku baax la lan mooy tegtal dafa baax gont bu mu gont bi muy def lu baax ku baax du judd rek mu baax déedéet jëf bi ngay jëf bi moo lay baaxal baax naa rek du tax nga baax faw nga jëf bu baax ñu xàmmee la ci baax ñu ràññee la ñu ne ku baax nga kon nag lu mu def li tey lu baax la te yàgg na ko def li firnde la seede la yàgg na ko def mu ñu nag ci ëtt bi nga xam ne bi jàmm rek moo fi nekk ëttu diine uuf ñëpp bokk ak ñëpp loolu ci loolu lañu juddoo ñun du saa gën rek ñun ay Haalpulaar lañu wala ay Tukulóor lañu loolu lañu te ñu ngi sant yàlla ci loolu lu ñu nekk loolu mosuñu rëccu ci lu ñu nekk lu ñu yàlla def li waaye ci biir loolu ay langue yi Tukulóor ak séeréer ay communication la rek ku ne ñu xam adresse am mais ñëpp benn lañu te kii Bousso mii nga àndal baayam kenn gën ko bokk fii man xaw ma ko baayam laa xam baayam su ma gisee day jooy ngir cofeel bu ma amoon ci Cheikh Abdoul gisatu ko su ma gisee day jooy ba mu génn àdduna soo ànd ak kooku kay jarul ngay taggu soo ànd ak kooku kay mun na la dalal fii mun na la tontu mun na wax lu ëpp lu may wax li alhamdulilah rabbil alamin dëkk bi soxla nañu mel ni yéen doomu dëkk yi nga xam ne jàng nañu xam nañu barke bu ñu am bi ci xam-xam bi ñu delloo ko ci dëkk bi loolu mooy delloo njukkal dëkk bi waaye nga jàng dëkk bi yar la jàngal la ba nga mag rek nga dem nga seey ci yeneen réew wala nga seey ci yeneen diiwaan wala nga dem Dakar gii rek nga nekkaat lébu ngeen jégal ma Dakar gii rek nga nekkaat lébu am na doomu Cees yoo xam ni soo leen génnee Dakar day wédde Dakar gii doomu Cees yu fa am ndombal tànk ñu tekki dara suñu leen génnee Cees suñu leen génnee Dakar day wédde ak neexoon rek ku ne nañu ko delloo ci région kon Dakar day wéet kon nag yéen demu leen Dakar rek da ngeen demoon jéggaani ak julaw ji di wut su ngeen amee indi leen ko seen réew su ngeen amee indi leen ko seen dëkk indi leen ko seen i mbokk ci wàllu paj ci ngay yëngu wala ci wàllu jàngale waaye lu ma dul d'accord mooy ñoo xam ne ñu ngi fii ci àdduna bi léegi wala ci Sénégal amul lu ñu lu yore sudul seen làmmiñ rek loolu la ñu xamee bu ko sooyee da nga am xam-xam nekkal professeur université wala nga nekk professeur lycée wala làmmiñ rek topp ci YouTube yi yeeg réseaux sociaux di wax rek di saaga di xaste ñu wax lii dañ ciy d'accord lii duñ ci d'accord mel na yaa moom nit ñi wala yéen moom réew mi yàlla moo ko moom am na ñu mu ko dénk nag waaye yàlla moo ko moom yàlla mooy saytu réew mi mooy xëy ne tey bëccëg na am mooy xëy ne guddi na am kenn remplacé wul yàlla bu mu sakkee adduna ba léegi di indi bëccëg wala di indi guddi moo koy soob rek guddi ñëw mu soob ko bëccëg ñëw américains yi dañuy xarañ lañu waaye seen xarañ defe naa ak seen xam-xam yëggul di indi guddi fekk guddi warul am wala indi bëccëg fekk bëccëgu am nañ ko loolu mooy wan ni yàlla moo peeg adduna bi moo ko ŋànk keneen kul moom la defoon kon nag yéen doom ñu baax ngeen ndax lislaam moo leen jur kon nag lislaam soxla na leen ci jokk mbokk soxla na leen ci jàngal nit ñi ñu jóge ci réer Sénégal ba léegi xamuñu loo ngeen def ci yokk école yi loo ngeen def ci école formation yi xeeb nañ ko ba léegi amuñu dara xam-xamuñu ci dara soo duggee ci réew mi nga tukki di nga xam ni Sénégal ba léegi amul dara te koom bu gën a rëy alal bu gën a rëy ci réew du gaz ak pétrole déedéet mooy xam-xam gaz ak pétrole su tuur woon fii léegi fekk xamuñu dara ñooy gën a ndóol ku ne ñooy gën a feebar ku ne ñooy gën a sonn ku ne kon nag réew lu muy damoo mooy xam-xam xam-xam nag bu ci gën mooy xam-xamu leer ay doomu lislaam ngeen lu ngeen jàng ci xam-xam delloo leen ko ci biir lislaam yéen bi sa sallam mu ne xam-xam
alalu jullit la foo ko gis jël ko indi ko for ko nga indi ko kon nag docteur li nga def li tey bëgg nañu lool. Je m'appelle Moussa Ndiaye waa dëkk Grand Thiès nekk nga xam ne si Papis depuis que mu doon ànd ak ki ñuy wax monsieur Idrissa Seck ñun ñoo doon nekk mu nekk nit boo xam ne si kenn du naatable Papis bëgg Thièsam ak intention bi mu yàgg am ak ni mu yàggee jàppale Thiès waay Papis dans tous les coins dafa contribuer Papis képp leader bu nekk fii nii Thiès di wax ne wax dëgg yàlla yow sa bopp bëgg nga Thiès ci Papis nga gisee loolu maanaam ci moom nga royee ñu ngi naanal Papis nag suñu borom may ko gudd fan ak wér-gu-yaram xawma lan la bëgg lépp lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom yombalal te di wax président Macky Sall di ko lancer une message solennellement di ko comprendre loo ne ko fi ñu toll nii nañu bàyyil Papis xel bu baax a baax a baax Papis mu ngi koy liggéey boo xam ne su ko xamoon moom mooy wàccal boppam fii def loolu nous on a besoin de Papis ici à Thiès. gis nga tey li may wax nii dama ciy jël ay témoins soxna si dama lay wax ne la man fii laa dëkk am lu ma comprendre ci politique fi ñuy wax nii dañu expliquer ni mburoog soow bu ñu nee mburoog soow c'est la famille du dëgg moo tax actuellement nii ñu dajaloo fii nii pour jéem a fexe xool nan la ñuy def pour jàppale président Macky Sall. loolu nag Papis daf cee jiitu def ci ay jéego am taxawaay bu mu taxaw ko président Macky Sall may wax ni président Macky Sall bu fekkee dafay bàyyi xel na bàyyi xel ki ñuy wax Papis nous les jeunes xam nañ ko xam nañ kan mooy Papis xam nañ njëriñam actuellement nii man su ma doon wax ci Papis dama lay wax ne la fi ñu toll nii actuellement am na koo xam ne si Thiès nekk na koo xam ne ñun ñu ngi koy bàyyi xel man je suis avec lui mooy monsieur Siré Dia comprends li ma la wax mais Papis dafa nekk nit boo xam ne si képp ku gore ku nekk nit bu normal di nga nangu lu mu def fii man su may wax man du ma tudd beneen leader parce que gisuma beneen leader boo xam ne si xoolal tey su may wax maanaam je suis xam nga dama ne la je suis avec Siré Dia mais dama lay expliquer ne la période bii may wax ak yow à part Siré Dia gisuma kenn koo xam ne fii taxaw na fi def lu Papis def non mais Papis moom moo fi nekk di def loo xam ne si nit ñi Cees waay xam nañ ko nañu nangu looloo am Papis maag moom du tey de Papis on a vécu des années jàmbaar la c'est le lion Papis c'est le lion de président Macky Sall. ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalal leen yaatal leen ci seenu ñëw jubli si ci sunu saawiye bi di ñaan yàlla mi tax ngeen def ko yàlla leen fay te yàlla du tooñ dina leen fay yàlla ku mu sant lu baax ba nga di ko def fa mu jaar fay la ndax am nañu ko am man ko te duñu ko def kon nag ña ko am ba noppi yàlla jox leen xolu def ko ñu man ko di ko def ñooñu fokk yàlla fay leen kon mën nañu wax ni lii ngeen def tey ni ngeen ci am ñaar bu njëkk bi mooy benn bal bu jam ñaari picc bu njëkk bi mooy picc kóllëre ak xaritoo gi ngeen jiital bi ci des mooy dogal ku woor ba ngoon nga jox ko lu mu lekk loolu boo ci defee benn am ci xéewal waxuma la nga def ñaar yëpp kon ñu ngi leen di gërëm ndax nit ki kat fa mu toog yor alalam xelam xalaat la mu nit maa ngi dem ca diw loola mën a toog ko koo fay moo tax ki la jëkk wax ni maa la bëgg nga ni ko ma tegaat te maa la bëgg loola du fay ko ndax moo la ko jëkk wax kon nag ñu ngi rafetlu li ngeen def di leen gërëm ci def ci di leen masawu ci coono yi ndax jiitu woon na ma déggoon booba gisuma la sax say mbir ci lu mel noonu jiitu woon na ma dégg say mbir ci taxawaay ci ñooy jëndal ay ordonnance ak ñooy faj ak li la yàlla may ci xam-xam nga ciy dimbali jaam yi kon soo ko waxee ñu baax ñu yow ñu mel ne yow ñu ànd ak yow
di la jàppale ci liggéey bi ah booy ba nga sant yàlla rek te ñu ñaanal la wér ak gudd fan ak loo man ren nga man lu ko ëpp ñu ñaan yàlla lépp loo xam ne xalaat nga ko ba war koo defi yàlla na nga boo lambee sa poos yàlla na nga fa fekk lu ko mën a defi. On est là aujourd'hui à la mosquée de Ndiatikad, qui est mon fief, parce que j'ai grandi dans ce coin. Voici la maison de mon grand-père. Actuellement, ma mère est là dans cette maison, elle vit ici. Donc du coup, je suis vraiment dans mon fief et je tenais vraiment à ce que cette mosquée fasse partie donc, des mosquées qui ont été choisies pour la distribution des dogous. Voilà ce qui a motivé notre présence aujourd'hui ici, dans ce quartier. Elle est noble, action très noble, comme on a fait dans toutes les mosquées de Thiès. On l'a fait ici, c'est pareil. Vraiment, tout ce qu'on cherche, c'est d'avoir la baraka liée au mois de Ramadan. Et le professeur n'a cessé de le faire depuis le mois. Nous sommes au 3e vendredi et tout se passe très bien, à merveille. Fii nag moom mooy Grand Thiès mooy ñetti kàddu fii mooy sama koñ man fii laa màggee mbedd mi football naa fi kër gi mooy sama kër maam mbedd mi jaar ni sama maam lañ ko tuddee monsieur Maguette Diop sama yaay ngi ci kër gi donc fii sama koñ la donc je me sens très bien dans cette rue là moo taxoon tey ma insisté auprès du professeur ñaan ko pour jàkka ji ñu boole ko ci parce que nag boo nekkee dara di ko def te say mbokk ànduñ ci yow jàppale wuñ la yaakaar naa doo ci sori moo taxoon ñu ñëw fi tey vraiment ci koñ bi wàcce fa ay ndogu comme ni ñu ko defee ci yeneen mosquée yëpp vraiment di sàkku ñaan ci imam bi sàkku baraka ci weeru koor bi ah yàlla dimbali ñu jàppale ñu li ñu wut di ko mbëbët yàlla jox ñu ko ci jàmm ak salaam. En ce mois béni de Ramadan, nous avons voulu vraiment faire des actions qui collent avec la période et les recommandations divines. C'est en ce sens que nous avons organisé une cérémonie de distribution de kits. Bon, le modèle a changé. On a fait, le modèle a été présenté sous forme de, comment dirais-je, chez les mourides sous forme de bernel. Mais ici, c'est des kits qui ont été distribués afin de permettre à tout un chacun, et plus particulièrement dans les mosquées, d'accéder d'avoir un bon logo. Moi, je pense que, comme il l'a dit, c'est un sacerdoce. Moi, le social m'a construit et j'ai envie de faire du social également. Hein? Donc, je les ai entendus et je pense que Dieu me donnera les moyens d'apporter ma contribution comme je le fais depuis très longtemps dans bon nombre de quartiers. Hein. Moi, mon projet globalement est en majorité calqué sur mes casquettes. On ne peut pas parler de projet de développement sans parler d'éducation. Je suis professeur de médecine, donc je suis éducateur, enseignant. La deuxième grosse mamelle, c'est la santé. Je suis docteur à l'hôpital d'Antec, donc c'est également mon secteur prioritaire. Donc il y a un triptyque, hein, c'est l'éducation, la santé, bien articulée avec l'environnement. Et en cette période, on dira sur un fond d'action sociale. Chaque année, en bon musulman, dañuy ñëw di joxe ay ndogu waaw ku ci nekk li sa doole duñ ne ñun li sax yàlla dafa ñu jox doole ji waaye defe naa ne ñi mu àndal ak ñi fi taxaw ñëpp maanaam yaakaar naa ne ku ci amoon ni mu ko mënee di ko def li ma def donc y a rien de spectaculaire ku ci nekk ak domaine bi la neex. gën a am mbégte rek parce que defe naa ne bi mooy 3e fois bi ñu ànd ci jàkka yi te fas yéene woon ko def tamit ajjuma bu sax defe naa ajjuma bi di ñëwaat yàlla nañ yàlla bu kenn manqué ñëpp bu fekk ko ñu defaat ko defe naa tëj ko ba pare nag yeneen événement topp ci parce que aussi dañu mës a yëngatu ci daara ak ci kii fii nag koñ bi dafa am spécificité parce que ci ñi ma gën a jege muy Galaajo Ba bi wax léegi këram a ngi nii donc moom fii jumaa ji jumaam la waaw donc fii tamit mënuñu fa bañ a jaar joxe fi suñu ndox parce que suñu yaay ngi fii tey xam nga xat na mais foofu la ñu waroon jëkk nuyu ko sax soog a dugg fii waaye xam ne ni ñu ngi fi xam ne ni ñu ngi liggéey te mi ngi ñuy ñaanal te ñu ngi koy nuyu moom tamit. Interpellation bi moi je pense tombéwul dans l'oreille d'un sourd parce que quand le social reste mon sacerdoce sama gëm-gëm
defe naa ne soo ma wooyee ci santé ba ma koy def ñu dégg ngeen ko wax nañ ko foofu c'est dans les années 2000 man bi ma jëkkee ñëw Sénégal ñibbisi rek consultation gratuite la commencé daara yi moom après yàgg naa ci parce que ku jege woon sëñ Sidi Mokhtar laa woon donc nekk ci daara yi ba di ko continuer donc liñ ma ci interpellé defe naa ne ñaan yàlla mooy ma doole rek ma def comme ni ma ko defee ci jàkk yu bari